asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur professeur Mohamed Cherif Mboup maa ngi lay nuyu. Marie Rosalie maa ngi lay fay. tey yow yaay suñu gan ci allo docteur nga nekk nag cardiologue ca hôpital principal bu Dakar nekk coronarographiste bokk ci société sénégalaise de cardiologie ñu fas yéene waxtaanee crise cardiaque wala infarctus du myocarde ñu ci waxtaanee nag ci cadre journée mondiale du cœur nga xam ne at mu nekk dañ koy màggal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre maanaam suba laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi professeur dama lay bàyyi nga présenter sa bopp auditeurs yi wax leen coronarographiste mooy lan sa liggéey mooy lan ak ci lan ngeen di yëngu yéen société sénégalaise de cardiologie. Marie Rosalie maa ngi lay d'abord jaajëfal ci invitation bi ñu invité donc man professeur Mboup comme ni ñu ko waxee ci kii bi maa ngi liggéey hôpital principal de Dakar donc fii ci Ndakaaru suñ naan coronarographiste mooy cardiologue yi nga xam ni. dañuy jaar ci sa sidit yi dem ba ci xol bi xool siditu xol bi ndax def genre radiographie siditu xol bi ndax siditu xol bi ñu ngi koy woowee artère coronaire maintenant radiographie bi nag bi tax ba nga xool li xew ci siditu xol bi nga xam ne mooy indi crise cardiaque donc loolu la ñuy wax donc coronarographie ñi nga xam ni nag ñooy def loolu du cardiologue yëpp a koy def daa am ñoo xam dañuy def loolu am ñuy def yeneen façon ñooñ nag la ñuy wax ay coronarographiste mais duñu yem rek ci dem rek xool dañuy dem xool su amee ay jafe-jafe ñu traité waale ko am na tamit yeneen affaire yu ñuy def du loolu rek. waaw nga nekk ci kuréel gu ñuy woowee société sénégalaise de cardiologie lan mooy taxawaay seen taxawaay. waaw suñuy taxawaay société sénégalaise de cardiologie genre mbootaay la. boo xam ni ñëpp ñuy yëngu donc ci. du cardiologue ñi yëngu ci cardiologie mais également ñi nga xam ne sorowuñ cardiologie comme ay néphrologue comme ay diabétologue am na ñu bëri ñu ci nekk donc comme société savante la mooy dafay donc gëstu xool feebar yi mais également participer ci formation bi donc tàggat donc cardiologue yi mais également tàggat médecin généraliste ci affaire cardiologie mais également société sénégalaise donc de cardiologie donc dafay donc participer ci lépp li nga xam ni daal day tax amélioration wu donc santé population sénégalaise mais surtout ci domaine cardiologie. Professeur comme ni ñu ko waxee ci ndorteelu émission bi di sabab waxtaan wi tey ci wàllu crise cardiaque mooy journée mondiale du cœur. ñu koy mandargaal suba te at mu nekk ci même date bi lañ koy def ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre lan moo waral bés boobu ñi nga xam ne de seen xel dafa màcc ci wàllu pajum xol lan lañ ciy séntu ci genre bés yi. waaw bés bi moom genre li tubaab naan vitrine la dañuy profiter ci jour bi nga xam ni dañuy wax lu bari ci jëm ci feebaru xol pour vraiment lancer un message waxtaan ak population bi parce que pour wax leen ni feebaru xol bi mi ngi fi feebaru xol bi bari na fi feebaru xol bi vraiment nii la ñuy def pour jéem ko moytu loolu daal la ñuy jéem a profiter ci journée bi pour ñaaxaat leen lépp li nga xam ni dina leen permettre ba nga xam ni ñu éviter feebaru xol yi mais également ñi nga xam ne am nañ ko nu ñuy def ba nga xam ni feebaru xol bi du leen sonal trop. Professeur bu ma la déggee nga ne feebaru xol bi wala feebaru xol yi lan la ñu war a jàpp est-ce que dafa am ay feebaru xol yu bari parce que ñun en tout cas Sénégal li ñuy gën a faral di wax dafa amee cardiaque la ñuy wax mais tey jii bëggoon naa nga leeralal auditeurs yi ndax feebaru xol bi benn boobu mooy feebaru cardiaque wala dafa am ay feebaru xol yu bari ak yan nga xam ne ñooy gën a song askan wi. waaw feebaru xol yi bari nañ. vraiment bari nañ du benn rek ndax xol bi suñ ko mënee wax ci xol bi ay composition yu bari la composition bu nekk mën na am feebaru boppam donc feebaru xol yi bari na am na nag yi ci gën a fës yi nga xam ne moo gën a sonal Sénégalais bi ci njëkk te ñëpp xam ko mooy ay feebaru tension feebaru ay sidit la feebaru sidit yi feebaru xol yi la et boobu moo ci ëpp waaye à part tension am na yeneen même AVC ci feebaru xol yi lañ ko mën a boole ndax lu ci ëpp li koy indi ci xol bi lay jóge am na tamit ñi nga xam ne dañuy jékki-jékki am li ñu naan crise cardiaque mooy siditu xol bi fat bouché totalement benn deret du eggate ci xol bi seen dënn di métti loolu tamit feebaru
xol la li ci ëpp loolu mooy indi li ñu naan malaise dinañ ci xam naa delluwaat ci émission bi mais également fii tamit ci Sénégal xale yi nga xam ni dañuy faral di am angine yooyu noonu mën na laal tamit seen xol bi indil leen feebar loolu la ñuy wax ay valvulopathie ay buntal yu nekk ci xol bi yoo xam ni infection daf koy laal yàqu ko ba nga xam ni suñu leen opéré wul dañuy am feebaru xol am nañ tamit ñi nga xam ni loolu yëpp tamit mën na indi liñ naan xol bi nga xam ne day demati ba dootul mënati dox correctement ndax xol bi pompe la su demee ba mënatul def rôle pompam boobu noonu xol bi dafay am dootul def liggéeyam loolu la ñuy wax insuffisance cardiaque loolu yëpp ay façon feebaru xol la am na yeneen waaye suñ ko baamtoo yooyu moo ci ëpp. tey ñun lu ñu tànn ci xeetu feebar yooyu mooy crise cardiaque wala infarctus du myocarde naka nga koy firee. waaw suñ naan infarctus du myocarde xol bi ab muscle la xol bi muscle la moo ci rôle mooy pompe day contracté wu di sànni deret bi ci yaram bi yëpp. muscle boobu pour mu mën a liggéey il faut que mu am énergie il faut que mu am énergie et énergie boobu noonu ci deret bi lay jaar te deret bi ci ay tuyau lay jaar ci ay yoon lay jaar ba egg ci muscle bi yoon yooyu nag mën na jékki-jékki bouché mu ñu mel ni rek sa biir kër fii évacuation bi di jaar mu jékki-jékki bouché noonu tamit la mën a demee yoon yooyu noonu sidit yooyu noonu mën nañ jékki-jékki rek bouché totalement suñu bouché totalement donc muscle bi dootul amati benn oxygène et dafay commencer nag di dee su bouché rek dañuy commencer muscle bi dafay commencer di dee et donc loolu la ñuy wax crise cardiaque mooy siditu xol bu bouché brutalement muscle yi commencer di dee. loolu ku mu dal professeur Mboup sa muscle yu bouché ki mu dal yan mandarga lay yëg ci yaramam ba mën a njott ne xëy na loolu ñuy wax crise cardiaque moo ko dal. waaw vraiment li muy njëkk a yëg mooy dënn buy métti bu tar méttit bu tar wax naa ko ba pare méttit bu brutal dafay jékki-jékki rek ñëw fekk parfois dara dal loolu nga jékki-jékki sa dënn di métti bu baax a baax loolu mooy mandarga bi ëpp bu muy manifesté wu. waaw est-ce que méttit bi dafa am ci côté bu mu war a méttee est-ce que douleur bi day dem d'intensité variable maanaam commencer par métit bu ndaw ba jékki-jékki fort wala dafay ñëw rek brusque doon loo xam ne vraiment day insupportable. li ci ëpp day brusque dafay ñëw rek brusque métit bi ci digg dënn bi lay nekk wala ci côté gauche wala ci digg dënn bi et métit bi parfois mën na ñëw ci sa put parfois mën na tamit dem ci sa épaule gauche mën na sax dem ci ñaari épaule yëpp wala wàcc ci loxo bi yëpp. loolu yëpp dafay am et puis malade bi daal danaan la sama dënn bi yëpp ay métti et métit bu tar lay nekk et parfois malade bi dafay sax agité waaw loolu lañ ci mën a wax. est-ce que mën nañu xam en dehors de facteurs yi nga wala processus bi nga expliqué ne moom mooy indi fatt boobu bouché boobu est-ce que am na ay facteurs externes yoo xam ne ñoom ñooy favoriser crise cardiaque bi. waaw effectivement crise fatt boobu noonu li koy waral. am na ay liñ naan ay facteurs yoo xam ne ñoo koy indi mën nañ ko lim bi ci njëkk fii ci Afrique ndax def nañ ci liggéey yu bari li ci ëpp fii ci Afrique d'abord mooy tension soo xoolee ñi def crise cardiaque soo ci jëlee fukk juróom yi dañuy am tension bi ci topp après mooy cholestérol bu bari ci sa yaram. cholestérol mooy lan. cholestérol mooy ay graisse. mooy graisse bu bari. ci yaram bi moo ci ñaar bi ci topp après mooy cigarette tamit bari na fi beneen bi ci topp mooy suukar tamit bari na fi diabète après am na tamit ñàkk yëngu-yëngu ñàkk def activité physique tamit am na mais également su nekkee yow say waajur la jur dañoo def crise cardiaque balaa ñuy am juróom benn fukki at wala say waajur dañoo décédé brutalement tamit balaa ñu am juróom benn fukki at yow xamal ni yow yaa ëpp risque def crise cardiaque par rapport ak ñeneen ñi yooyu noonu ma lim mais également am obésité am yaram bu bari tamit loolu tamit ci la bokk yooyu noonu ma lim mooy li nga xam ni soo ko baamtoo soo jëlee fukki nit yu am crise cardiaque ci juróom-ñeent yi di nga ci fekk
benn wala ñaar ci yi ma lim. kon nag dañuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 may fàttali auditeurs yi ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur tey ak professeur Mouhamed Cherif Mboup nekk cardiologue ci hôpital principal bu Dakar nekk tamit coronarographiste may fàttali tam bi mooy crise cardiaque wala infarctus du myocarde donc numéro bi 33 825 18 30 asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maa ngi lay ziar mbokk mi. ma kontaan maa ngi leen nuyu bu baax. ñoo ngi lay fay. une bonne fréquence ngay xalaat Baye Omar di la xalaat yow l'homonyme de la Sainte Marie mu invité l'homonyme du Saint Prophète Mohamed. donc daje bu rafet lay doon. man nag tey yàlla sama doom moo doon daf ma déposé principal ce matin. après midi bi may récupéré mu woo ma ne ma papa professeur Mboup mooy jàll Sud FM 19h. sama àdduna yëpp laa bloqué yàlla xam na ko pour dugg pour Marie témoignage de satisfaction dama xëy benn bis jaaxle sama dënn bi di lu may respirer métti mun ma dox sama soxna téye ma ñu yóbbu ma hôpital le néphrologue la Abdourahmane Niang xool ma ba pare orienté ma ci professeur Mboup je ne l'ai pas regretté macha allah sama mole yi dafa tolloon comme sama cuisse mu am maladie œdème sama cœur bi am insuffisance mais ni lay secrétaire mi recevoir ñoom madame Sow ak ñi fa nekkoon ce matin tey maa ngi tey 11h30 ba midi wala 12h30 mais professeur da nga koy rey ak wax mais il reste toujours le même. am respect ci 3e âge j'ai plus de 70 ans mais di mu lay recevoir da lay jëkk defal papier nga dem labo électrocardiogramme boo ñëwee moo lay suivre c'est son ordonnance beaucoup de baraka macha allah yàlla bu ko cat dugg yàlla bu ko cat il m'a rajeuni par la grâce de Dieu mais jambe la dafa demoon suma doom yi guddi heure dañ may wër ay papa jaaxle suma soxna mënuma dox escalier étage lu ma yëg damay xërat wax naa ko ko tey mais li ma neex ci moom personnel bi dañu am respect y a la première salle la deuxième salle dañ lay introduire moom ni mu lay jëlee et puis il a le temps nga tëdd mu jël ce matériel boobu teg ko partout sur ton corps mais en général Thierno heureusement il y a des gens comme le professeur Mboup macha allah qui n'aimerait pas avoir un fils comme le professeur Mboup li ma sentir li mu constaté yàlla rek moo tax mooy wax yal na ko yàlla fay il me rappelle Robert Ndiaye il me rappelle le professeur Lam Mansour Ndiaye neurologue le docteur qui a l'urologie xam nga ma nekk 70 ans rek benn pathologie rek man j'ai des problèmes oculaires ordonnance bi mu ko lire tey laa soo xam ne Mouhamed Cherif la professeur Mboup maa ngi koy gërëm di la sant Marie professeur longue vie à toi yal na la yàlla may nga am wér jot booy faj àdduna Sénégal jërëjëf je ne trouve plus les mots pour le remercier amiin jërëjëf ñu koy jaajëfal ci témoignage bi wax na lu am solo loo xam ne mënuñu ci ñàkk waxtaane ci thème bi mooy le service d'accueil bi ci service yëpp que ce soit cardiologie ak feneen ak temps bi ngeen di jël pour consulter loolu yëpp ndax ci protocole bi la bokk loolu yëpp dinañ ci dellu si professeur Mboup moom it ñu koy ñaanal un prompt rétablissement mu gën a yëg boppam ci paj bi nga xam ne yaa ngi ko koy jox ñu jël beneen auditeur balaa ñuy ñëwaat ci contribution am asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. Marie Rose Ndiaye El Hadj Touré Yara. waa kay tuddee ñu ngi lay nuyu. Marie Rose maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax. di nuyu professeur bu baax. nuyu auditeurs Sud FM yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar. di nuyu bu baax encore li ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndour. ñu ngi lay fay di nuyu bu baax sama xarit Mouhamed Lamine Thiam Malick Ndambo. est-ce que mën nga wàññi rajo bi tuuti. waaw xaaral ma wàññi ko moom laa bëggoon wàññi sax wallaay da ko bëggoon fay sax xaaral na ko. waa kay. voilà Rosalie. maa ngi lay nuyu bu baax di leen jaar maa ngi lay fay. kontaan nañ ci loolu rafetlu nañ émission bi bu baax. jërëjëf. ñu ngi kontaan ci jox leen ci FM bu baax a baax macha allah. bon man lu ma doon laaj docteur mooy. cardiaque dafa xaw doy waar dafa xaw compliqué. léegi cardiaque boo kontaanee ñu naan la ko dee na comme ça cardiaque moo ko rek crise cardiaque dafa crise cardiaque boo melee noonu boo kontaanee noonu. léegi comme ça bon man damaa bëgg xam exactement cardiaque lan la comme ça bon ci xol bi nii
comme ça yan organe ñoo nekk ci xol bi comme ça buy jàpp nit ki comme ça boo kontaanee nga ñu naan la ko diw kontaan na crise cardiaque moo ko dal dee na wala diw naqar moo ko kii crise cardiaque na dee na loolu tamit encore da nga ko bëgg a xam. ak crise cardiaque bon ndax dana wér définitivement. tamit encore parce que man ñu bare yoo xam naa leen comme ça dañuy crise cardiaque ñoom lañuy jaar faatu. dégguma seen wér dama dégg rek comme ça nit dangay jékki-jékki rek xëy ba bon moment rek ñu naan la ko dafa fekkoon bi muy julli faatu na loolu encore dama bëggoon xam exactement lan mooy crise cardiaque. nuyu nañ leen wax maa ngi nuyu professeur bu baax di nuyu wax ci DFM bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu et bonne soirée. merci jërëjëf sëñ bi Touré ci laaj yi professeur la émotion ak est-ce que am na lien ak crise cardiaque kontaan bu ëpp mer bu métti ak aussi ndax feebaru cardiaque dina wër donc 33 825 18 30 ñu xool ndax am na beneen auditeur bu bëgg bokk ci thème bi may fàttali ne mbirum crise cardiaque wala bépp feebaru xol ndax suba moom mooy journée mondiale du cœur su loolu weesoo bu fekkee amul auditeur bu dugg professeur ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci seeni ay service di indi méttitu yoo xam ne ñuru na ak crise cardiaque est-ce que dafa am tranche d'âge boo xam ne ñoom ñoo ci gën a bëri danga may ma jël auditeur bi ba pare nga tontu ci asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw soxna Rosal ñu ngi leen di delloo ziar. ñu ngi lay. di rafetluwaat liggéey bi lool. jërëjëf. xam naa ne suñu auditeur boobu bii duggagul waaye su duggee ci félicité waat. léegi di nuyu sëñ Dumbu. di xam naa sama laaj. crise cardiaque wala cardiaque léeg-léeg kii génn xaw na ko laal. ndax koo xamante ne kii amul benn feebar ndax crise cardiaque mën na ko jot nii rek brusquement mu daanu ci mu faatu na récemment lu mutul 1 mois gis nañ ci lu mel noonu koo xamante ne kii xew moo doon am fii Thiès bi di wàcc foofu ci Guérématé yëg yooyu foofu la daanu en moins de une demi-heure au maximum te ñàkk a bakkanam xanaa wuñu ko woon benn feebar boo xamante ne bi mu ngi doon sooxaale ak moom. dama laaj mooy est-ce que crise cardiaque moom mën na ñëw une personne boo xam ne dara jotu ko sooxaale wul ak lenn mu dal ko ci naqar wala ci bànneex de mu jël bakkanam sax sur ndax loolu moom crise cardiaque la wala beneen feebar la. sama deuxième laaj rek mooy prévention nan la ñu war a mën a def ba mucc ci su dee mucc ci mën na am ndax ki tuddana sànq sédentarité ak yu mel noonu mais nag lan mooy li nga xamante ne bii daal ku ko sàlloo moom am nga chance bu bëri pour mucc ci crise cardiaque jaajeen Diouf maa ngi rafetlu liggéey bi lool wax dëgg yow tam di la sant ndax toujours ci actualité bi toll yaa ngi fa tollu ñoom di indi aussi yeneen feebar yoo xamante ni taxul ñu niin leen kon ñu ngi la ciy jaajëfal jërëjëf sëñ bi ba ci ñaari laaj yi benn bi mooy est-ce que ku musul jàmbat benn métti ci sa yaram mën nga xëy rek am crise cardiaque ak aussi nee na am crise cardiaque ba en l'espace d'une demi-heure aussi ñàkk ci sa bakkan loolu yëpp dinañu ci ñëw ci temps bi nga xam ne ki am crise cardiaque buñ ko jëlul en charge mën na ko indil conséquence ak ci wàllu prévention 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi doon ziar. noo tudd wala fay woote. man la Amar Mbeng. waa kay Mbeng ñu ngi lay déglu. maa ngi woote Tëngéej. ñu ngi kontaan ci émission bi. jërëjëf. yal na yàlla rafet taxawaay bi. amiin. yàlla dool leen sutura. dafa leen jàmm àdduna ak àllaaxira. amiin. nga li ngeen di liggéey yàlla ngeen gis njariñ. amiin. yomb na yàlla na ko yàlla moom. amiin. vraiment kontaan nañ trop ci émission bi. jërëjëf. man depuis émission bi commencé ba léegi dafa di maa ngi koy dégg chaque jour. vraiment yéen a ngi faj ñoo xamante ne sax demuñu hôpital. parce que toujours yaa ngi dégg loo xamante ne ñu ne lii baaxul da nga koy moytu lii baaxul da nga koy moytu yàlla dimbali na boo ko moytoo rek yàlla dolli lu sutura. waaw man nag damay laaj affaire bi daal feebar bi yan signe lay am nan la lay dikkee daal. loolu daal bëggoon naa ko xam lool. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi kontaan trop.
jërëjëf laaj bi am na solo professeur Mboup yenn signe ñoo war a tax nit ñi njott ña xëy na ñu ngi dund ak feebaru cardiaque wala problème mu xol mu ngi leen di yott donc ñu seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 ñoo xam ne rek bëgg nañu wax ci thème bi nga xam ne moom la ñu tànn tey muy crise cardiaque infarctus du myocarde may fàttali ne suñu invité mooy professeur Mohamed Chérif Mboup nekk cardiologue ci hôpital principal bu Dakar bu fekkee sottiwul Assane ñu yemaleegum fii appel yi ndax sang professeur maa ngi la doon laaj waa ñu may ko mu dugg ñu door a tëjagum antenne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo di ziar soxna Rosalie. Thiam. di nuyu professeur Mboup. di gërëm Sud FM. l'ordre national des médecins ak Val d'Afrique. di nuyu tous les auditeurs. principalement El Hadji Touré sama xarit sama seexandoo di sant bu baax docteur allo. oui sëñ bi Thiam ñu ngi lay déglu. waaw docteur léegi ba lay góor gi di gërëm sama xol dafa tooy xepp xaw ma ko moom mais vraiment daf ma touché au cœur. loolu nag kenn amul lu ëpp loolu si àdduna. comme moom moo gis loolu mu nekkoon malade ba tey ñu invité la xolam bég lool si yow mu fësal ko si rajo bi. ñun ñëpp ñu ànd ak moom di la ñaanal yàlla may la gudd fan. yokk xam-xam bi. te ngay am réussite bu baax a baax ci sama laaj. amiin waaw man li ma doon wax mooy. bon waxuma si sax naka la lay dikkalee kii mais bu la dikkalee. yan précaution la nit ñi war a jël pour jéem la sauver parce que damay gis ci pays développé yi xale yu ndaw yi ñu nekk préscolaire rek kii yëpp moyen yëpp dañ leen koy jàngal te ngeen jàngal premier secours. mais ñun nag suñu réew yi dañ ko jàngal kenn. seetaan nañu ci coupe du monde bi parce que benn joueur bu mu del ci terrain bi docteur yi sauvé ko. bu doon ñun suñu terrain bi yàlla rek moo la mën a sauvé keneen mënul. waaw loolu daal lay wax yan précaution lañu war a jël ndax jotul ngeen organiser wu ak waa Croix-Rouge internationale di ko jàngal xale yi dès le bas âge jàngal premier secours bi le temps muy woo SAMU yooyu yëpp premier secours bi pour parce que loolu dafa naa bu la dalee dans les premières minutes su secours yi gaawul rek yàlla def lu gën. waaw loolu daal lay laaj ci di leen gërëm di leen sant. jërëjëf soxna Rosalie di la ñaan bu baax a baax vraiment émission bi téye nga ko ak loxo waaw. te di la gërëm si émission bi passé si docteur bi nga invité parce que vraiment keroog dugaat nañu école jàngaat nañu daal. waaw ci wàllu Alzheimer. voilà si wàllu Alzheimer malheureusement dimanche bi kii la màggal la woon. heureusement màggal la woon kenn tegaatu ko. maa ngi ko doon ko jaar parce que dama fekkoon si yoon. waaw mais xam naa dinaa ko recherché si kii bi si YouTube bi incha allah dégluwaat ko. macha jërëjëf Thiam jërëjëf donc professeur balaa ñuy tontu suñu ay auditeurs sànq maa ngi la doon laaj ñi nga xam ne feebaru crise cardiaque moom moo leen di indi ci seeni ay services la plupart du temps est-ce que ay mag lañu mag yee ci ëpp wala xale yi wala góor ñi wala jigéen ñi wala amul benn disparité. waaw feebar bi moom am na ñu mu yàpp am na ñu mu yàpp suñu bëggee def benn photographie du patient type. mooy góor. parce que soo jëlee ñi muy dal fii ci Sénégal ñeent yoon lay dal góor balaa muy dal benn yoon jigéen donc góor yee ëpp loolu mooy benn feebar bi feebaru mag la soo jëlee tamit ñi muy dal moyenne d'âge bi juróom benn fukki at la ñi am juróom benn fukki at jëm kaw ñoo ëpp que ñi amagul juróom benn fukki at waaye feebar bi suñu xoolee année dernière at bi ñu génn ci ñi mu daal ñëpp te ñu admettre leen hôpital principal ki ci gën a ndaw am na ñaar fukki at ak juróom-ñaar. muy 27 ans. ki ci gën a mag am na juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar. 87 ans donc gis nañ ni tamit certes ñii la ëpp li muy dal waaye feebar bi bàyyiwul kenn. waaw nga ne mag ñi góor ñi lay gën a faral di dal est-ce que dafa am ay facteurs yu expliquer lu tax mu gën leen yàpp. waaw lu tax mu gën leen yàpp mooy parce que ci ñooñu la ñuy gën a gis
feebar yi ma lim yi nga xam ne ñoo koy indi. Ensuite jigéen yi balaa ñuy tant que ñi ngi fóot feebar bi du leen sonal trop ndax seeni hormones yi ñoo leen di xaw a ñoo leen di aar looloo tax jigéen yi du leen faral di daal tant que ñi ngi fóot mais su fóot bi jeexee rek tamit dañuy commencer feebar bi di commencer bari ci ñoom mais tant que ñi ngi fóot da leen di kii. Maintenant lu tax muy gën a dal mag parce que feebar bi il faut que facteur yooyu ma lim il faut mu yàgg ci yow balaa feebar bi di ñëw day nekk ci yow doo ko toppatoo mu nekk ci yow doo ko toppatoo ba balaa mu lay indil feebaru surtout xol loolu tamit day xaw a jël ay at loolu expliquer mu ëpp li muy dal mag yi que mu expliquer que muy dal li muy dal xale yi waaye xale yi nga xam ne nag dañuy tux cigarette moom seetlu nañ soo xoolee ñi nga xam ni amaguñu ñeenti fukki at feebar bi dal leen koo ci ñëpp dañuy tux donc sooy tux moom feebar bi dalay gaaw a dal. ñu ñëw ci suñu premier auditeur sa patient boobu doon woote di def témoignage ci sa taxawaay ci feebaram daf may yóbbee ma njëkk la laaj état d'esprit ñiy ñëw en service de cardiologie surtout ci état de crise cardiaque surtout ñoom aussi ak ñi leen di indi naka la ñuy ñëwee ak ci la ñuy jàll sax xuus ci yéen naka ngeen leen di dalalee. waaw ñooñ di ñëw ci crise cardiaque xam nga ku ñëw ci métit déjà ñu ne la da nga am feebaru xol da ngay jaaxle da ngay jàndaxoo am na ñoo xam sax parfois suñu ñëw sax duñu conscient bu baax tamit loolu yëpp dafay am mais li ci ëpp moom mooy tiit jaaxle yaakaar ni vraiment seen àdduna jeex na alors que du loolu. mais d'habitude li ñuy gis ci film yi bu genre yooyu amee dañuy gis docteur yi di daw fii ñii di daw di indi ay poche mais nee na ñoom bu ñëwee da ngay di ànd ak dal donc comment ça se passe. waaw parce que xam nga crise cardiaque peut-être am na ñoo xam ni dañuy def crise cardiaque moom urgence la. urgence bu gën a rëy ci urgence yi la. parce que soo gaawulee rek di wax naa la ko nee naa su bouché rek muscle yi dañuy commencer dee te su muscle yëpp deewee daanaka faj bi dootul amati njëriñ te en ce moment là ci la lay mën a indil complication yu bari. aussi crise cardiaque parfois daf lay dal su la dalee nag ba pare ànd ak arrêt cardiaque ci la ñuy gis ci télé nit di daw. comme ni mu dalee woon footballeur bi di def réanimation di la jéem a delloosi mais loolu du ñëpp lay dal. loolu du ñëpp lay dal ñi ci ëpp ci ñi muy dal du egg ba foofu waaye même si bari na mais du egg ba foofu maintenant nag soo amee crise cardiaque moom vraiment dañu war a def lépp lu ñu mën pour que bàyyi lépp toppatoo la bu gaaw. pour sidit boobu nga xam ne dafa bouché ñu ubbiwaat ko ndax tant que loolu mooy faj bi ubbi ko te ubbi boobu noonu moom mën nañu wax ne am na ñaari waxtu war nañ ko ubbi balaa ñaari waxtu di jàll. waaw mu wax ci accueil bi nga xam ne réservé ngeen woon ko ci seen service accueil boobu est-ce que ci protocole de prise en charge patient yi la bokk wala c'est propre à yéen fi ngeen nekk parce que dañuy dégg souvent patients yu bëri ak accompagnant malade yu bëri di xultu di ne hôpital war nañu xoolaat seen accueil parce que da ngay ñëw ñu lay négliger mais li mu wax ni témoignage la est-ce que ça veut dire que accueil mu ngi amélioré wu ci service yi surtout que genre crise cardiaque comme ni nga ko waxee urgence la lan moo koy expliquer yéen da ngeen rigoureux ci côté boobu yéen cardiologue yi wala hôpital principal moo rigoureux ci côté boobu parce que rarement la ñuy dégg genre témoignage yi tamit. Rosalie yow damay génn fii ñu koj ma ne ma yow yaa ni principal ñooy def li ñeneen duñ ko def wala cardiologue ñooy def li yeneen duñ ko def mais bon liñ ci mën a wax daal mooy suñu jëlee par crise cardiaque vraiment crise cardiaque soo ñëwee urgence ne sama dënn day métti yow dañ lay tegee dañ lay ber dañuy def le tout pour jéem a xam exactement ndax crise cardiaque la et def lu gaaw woo cardiologue yu gaaw ñu def li ñu war a def ba ñu ubbi sidit bi nga xam ni dafa bouché loolu vraiment bokkul ak tamit nga ñëw ne sama bopp day métti wala nga ñëw ne sama biir day métti bokkuñu ni ñu leen war a jëlee donc soo ñëwee hôpital principal ci bunt ba nit yi ñi lay accueillir mooy service d'accueil des urgences am nañu formation boobu dinañ la xàmmee dinañ la gaaw a defal li électrocardiogramme bi nga xam ne mooy tax ñu mën a confirmer feebar bi et dañuy woo rapidement parfois même malade yi balaa sax ñuy ñëw hôpital su nekkee ni seen kër la leen sami gisee wala ci beneen structure ñun suñu woowee ak heure bi mu mënti nekk ak heure bu ndax malade bi ma mujjee débouché maa ngi ñëw hôpital
à 23h laa dugg si hôpital di ko traité donc ak heure bu mu mënti nekk lépp li ñuy def dañ koy bàyyi ndax comme ni ma ko waxee suñ ko fajulee ci ñaari waxtu yi daanaka dootul amati benn njëriñ. ci question yi nga xam ne sëñ bi Touré woote Yaraax posé na ko mooy wàllu émotion ak crise cardiaque parce que nee na dañuy faral di dégg ne dafa kontaan rek jaar fa am arrêt cardiaque wala am fa crise cardiaque wala mer bu métti moo ko yóbbee est-ce que am na rapport. waaw am na rapport duñ ne amul rapport mais xam nga crise cardiaque dafa xaw a large. dafa li nit yi naan crise cardiaque dafa xaw a large suñ jëlee jékki-jékki rek décédé brutalement du toujours du décédé brutalement ndax loolu la ñuy wax dafa doon seetaan match wala dafa kontaan rek daanu décédé brutalement wax naa ko du infarctus rek moo koy indi du xol bu bouché rek am na yeneen façon yu koy indi am na li ñu naan arythmie cardiaque daf koy indi mooy xol bi jékki-jékki jaxasoo li ci ëpp sidit bu bouché moo koy indi waaye du toujours mais soo jëlee arythmie cardiaque dañuy xaw a génn xuus tuuti ci émission bi mais soo jëlee arythmie cardiaque li koy favoriser bokk na ci li koy favoriser mooy ay catécholamine mooy ay genre hormones yu ñuy sécréter hormones yooyu noonu soo stressé wala nga yenn émotion bi daf koy indi lu bari donc nag de ce fait su émotion bi ñëwee indi hormones yi ñëw bëri ci xol bi mën na déclencher arythmie mooy xol ba nga xam ne dafay jaxasoo. indi crise cardiaque. beneen laajam moom sëñ bi Touré mooy est-ce que crise cardiaque dafay wër dañ koy faj ba mu wër wala dañuy dund ak moom. dañ koy faj dañ koy faj xam nga wér moom dafa xaw a dinañ la faj ba nga mën a dund normalement. mais di nga continuer di jël ay garab di nga continuer di moytu yenn yi di nga continuer di am suivi. mais majorité patients yi li ëpp patients yi ñuy faj vraiment dañuy dundaat normalement comme su nekkee dara dalu leen su nekkee loolu la ñuy mën a wax wér mën nañu wax ni tamit dañuy wér. donc ñi nga xam ne am nañu crise cardiaque ba am lu bouché ci ñoom ba ñu indi leen hôpital bu ñu leen fajee ba ñu delluwaat normal jëlaat seen état normal est-ce que am nañu risque récidive maanaam dundaat li nga xam ne dundoon nañ ko bu fekkente ne topp ñu seen traitement. exactement am nañu risque donc mu dellu si waat nañ jël cigarette su la crise cardiaque dalee ngay tox dañ lay wax lépp ba nga arrêté ko mais soo reprendre tox xamal ni am nga 50% malchance que feebar bi dalaat la donc loolu mooy waral ni feebar bi su la dalee donc dina soxla ñun soo génnee sunu hôpital soo paree dañ lay dugal li ñuy wax réadaptation foo xam ne da ngay dem gis ay diététicien gis ay diabétologue ñu lay def loo sport et tout loolu yëpp pour wan la ni nga war a dundee ba nga xam ni feebar bi dootu la dalati parce que li la ko indil soo ko bàyyiwulee ben dafay ñëwaat. waaw sëñ bi Ba Souleymane moom nee na koo xam ne mosul jàmbat benn métit benn feebar benn jàngoro est-ce que kooku mën na xëy rek am crise cardiaque. waaw loolu day am. loolu dafay am dañ koy gis ñoo xam ni gis ñu dañuy pare mu dal leen duñu gis dara ci li ma lim yëpp. mais wax naa ko nee naa soo jëlee fukki malade juróom-ñeent yi feebar yooyu mu njëkk lim mooy stress cigarette tension diabète cholestérol surpoids soo jëlee fukki nit yu crise cardiaque daal juróom-ñeent yi diñ ci gis loolu mais nag dina am koo xam ni doo gis dara. waaw loolu day am. waaw mu doon laaj nag ndax ku am crise cardiaque ba ci am 30 minutes après daal di ñàkk bakkanam loolu lan moo ko mën a expliquer gaawaay boobu. waaw gaawaay boobu li ko mën a expliquer mooy souvent crise cardiaque su sidit bu bouché muscle bi dafay xaw a ni muy doxee dafay xaw a jaxasoo te mën na jékki-jékki rek def arythmie mooy xol bi ni muy doxee mu jaxasoo. te xol bi su jaxasoowee ni muy doxee daanaka dafay mel ni dafa arrêté parce que dootul pompeti benn deret donc loolu lay waral. soo gisee ñii crise cardiaque ñii def infarctus du myocarde ñun benn patient bu mu dal ñaari patient yi mu dal kenn ki dina def arrêt cardiaque waaw en fait moo tax soo xoolee ñiy def arrêt cardiaque brutal fukki nit yi ko def juróom-ñett yi infarctus moo ko indi donc looloo waral su la crise cardiaque dalee rek il faut que nga woote structure yi nga xam ne ñooy jël si malade yi seen kër yu demee ni ay SAMU national ak am na tamit ay privé nga woo leen ñu ñëw
fi nga nekk ñu jël si la yóbbu la et loolu lépp loo na def da nga koy arrêté su sa dënn di métti pour que ñu dem ñu faj la ndax suñ la fajulee ben loolu mooy indi donc arrêt cardiaque yi. ba tey ci wàllu crise cardiaque boobu sëñ bi Thiam Mohamed bu Malicounda mu ngi laajte est-ce que mën nañu wax geste de premier secours yi li nga xam ne boo nekkee nit kuy wane luy nuru crise cardiaque bien que xëy na ñëpp duñu xam ne crise cardiaque la mais dina jàmbat sama dënn day métti damay fàtt ak yooyu la yan geste la ñu war a def pour bañ ko lor parce que des fois nit ki dina bëgg a sauver sax ba daal di lor ka mu bëgg a muccal mais lan la ñuy recommander pour loolu à part woote genre SAMU 15 di xaar secours ñëw. waaw su nekkee nit ki dañ sama dënn rek dafay métti wooteel ñu jël si ko loolu nga war a def su nekkee sama dënn rek dafay métti maintenant nag su nekkee ni dafa ni sama dënn dafay métti ba pare mu jékki-jékki rek daanu xëpp nga xam ne def na arrêt cardiaque laa li ngay def mooy li ñu naan massage cardiaque externe mooy di bës ci dënn bi parce que sooy bës ci dënn bi da ngay mel ni kuy pomper xol bi. donc xol bi dafay commencer waat di sànni direct loolu ngay def ba pare nag am keneen nay woote tamit soo bësee tamit dënn bi de temps en temps nga ubbi gémmiñ bi souffler soo leen nekkee ñaar mais su nekkee yow kase yaa fa nekk nekkal di bës dënn bi rek. waaw nekkal di bës dënn bi rek. mais li ci am solo daal mooy woote parce que léegi sax boo wootee waa SAMU buñ la laajtee ñoom ci seen bopp mën nañ la guider ci li ngay def. ba le temps que ñu yegg si leneen li mu doon wax beneen laaju Souleymane Ba mooy wàllu prévention dinañ ci ñëw balaa émission bi di jeex mais sëñ bi Thiam bu Malicounda mu ngi doon joxe exemple sportif yi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek daanu ci terrain bi ñuy gis ñu leen di defal massage cardiaque boobu noonu lan mooy faral di ko indi professeur. waaw sportif yooyu noonu ñoom li ëpp li koy indi mooy seeni muscle yi. dafay muscle xol yi dafay am loolu moo ci ëpp dafay jaxasoo dafay am benn feebar boo xam ni souvent dañ koy judduwaale seen muscle ni mu war a mel du ko mel te loolu dafay favoriser arythmie dafay favoriser xol bi ni muy doxee mu jaxasoo de temps en temps surtout nag suñ nekkee di def sport et loolu moo ëpp li ko indi am na tamit yeneen façon yoo xam ni seen sidditu xol yi ni mu war a jaare yoon bi mu war a jaare di ko jaar léegi suñu def sport parfois daf koy comprimer ñooñu mooy indi arrêt cardiaque. mu ngi joxe exemple ci dëkku tubaab yi nga xam ne presque foofu mën nañ ne ñëpp ci askan wi xam nañu geste de secours que ce soit ci crise cardiaque wala ci leneen li muy laaj nag mooy est-ce que cardiologue yi du ñu lëngoo ak waa Croix-Rouge wala ñëpp ñiy tàggat nit ñi ci wàllu secourisme pour ñu mën di xam yii nii bu amee nu ñuy identifier kuy def crise cardiaque ak ku am arrêt cardiaque nan la ñuy def ba daal di la muccal ak geste de premier secours yi. waaw loolu ñu ngi ci mais mën nañu tamit avouer que ni doyul. liñ ci wax ak liñ ciy def doyul. et loolu xam naa ni dañuy peut-être lëkkaloo ak ñiy liggéey ci wàllu communication ci médias yi pour gën a bamtu gën a dolliwaat mais également ak waa Croix-Rouge mais ñu ngi ci et dañuy profiter ci journée yi mooy journée mondiale du cœur mais également suñuy organiser suñuy congrès yi tout le temps dañ ciy profiter waale pour jéem a donc ñaaxaat population yi jàngalaat leen ni ñuy defee li ñu naan geste de premier secours yi mooy li nga war a njëkk a def soo gisee nit ku def arrêt cardiaque. waaw Mbengue Omar wootee Tëngéej moom li mu doon laaj mooy mandarga yi njëkk yoo xam ne war nañu mën a war a xamloo ñu ne ñu ngi dund ak crise cardiaque. bi ci wax naa ko ci njëlbeen. mooy dënn buy metti waaw dënn buy metti sa dënn su jékki-jékki di métti brutalement crise cardiaque la li tubaab naan jusqu'à la preuve du contraire ndax vraiment loolu mooy li nga xam ni moo la gën a mën a gaaw a faat am na yeneen mandarga yu mën a indi dënn buy métti mais boobu lañ ci gën a ragal donc dënn buy métti am na yeneen waaye bëgguma jaxasee nit yi. nañu jàpp dënn buy métti nañu jàpp ni sama dënn su jékki-jékkee di métti lépp lu may def dama koy bàyyi woote. dem hôpital ñu xool lu ma dal. kon nag dañuy ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 ci ñi nga xam ne bëgg nañu wax ci thème bi tey wàllu crise cardiaque ma fàttali contexte bi mooy journée mondiale du cœur suba ñu koy màggal at mu nekk le 29 septembre professeur Mboup ci wàllu prise en charge ñi nga xam ne dañuy ñëw hôpital ndax crise cardiaque est-ce qu'ils viennent à temps est-ce que dañuy teel a ñëw par rapport ak ñi leen di indi dinañ ne bi mu ko dalee mot na 30 minutes mot na 1 heure wala mot na 5 heures de temps. waaw vraiment ba léegi duñu teel a ñëw soo dajalee ñëpp
ba léegi duñ teel a ñëw parce ndax bëri na ci ñi nga xam ni dinañ ñëw vraiment tardivement mais de plus en plus parce que quand même ça fait ay années ñu ci xool di ko gëstu seet nañu nit yi ñi gën a teel a ñëw ñi gën a donc xam ni dënn buy métti moom mën na nekk crise cardiaque et que war naa gaaw a dem hôpital ndax sidit bu bouché la loolu nit yaa ngi koy gën a xam nit yaa ngi gën a ñëw waaye des na ba léegi donc mais ñu profiter ci occasion yu mel nii pour gën leen ñaaxaat ci loolu mais des na ba léegi. ba tey ci wàllu faj mi sànq nee nga buñ la traité ni mu waree nga topp sa traitement ni mu waree war nga mën a dund normalement te feebar bi du la gàllankoor mais traitement bi naka lay demee est-ce que ay opération la ay garab yu ñuy naan la ay piqûre yu ñuy jël la naka lay demee ak ñaata temps lay durer. waaw suñu xoolee crise cardiaque ñaari sidit bi dafa bouché il faut ñu déboucher ko. déboucher bi nag am na ñaari façon am na defal la injecté la benn garab benn médicament injectable bu ñëw déboucher ko. am na tamit jaar ci sidit yi dem ba ci xol bi xool siditu xol bi débouché ko ak ay ballon ak ay stent ñun loolu la ñuy gën a def fii ci Ndakaaru loolu la ñuy gën a def fële ci hôpital principal mën naa wax ni soo jëlee daanaka surtout loolu presque la ñuy def soo jëlee fukki nit yu ñu traité juróom-ñeent yi loolu lañ leen fajee fii ci Ndakaar et surtout fii ci hôpital principal. waaw ñu jël auditeur bi nga xam ne mu ngi bëgg a dugg 33 825 18 30 nee nañu sottiwul traitement bi est-ce que garab yi mën nañu wax ne c'est accessible aux malades cher na cherul souvent day am rupture de médicament wala jafe-jafe amul ci ñuy dund ak genre feebar yi. waaw soo xoolee garab bi nga xam dañ la koy injecté moom cherul trop daanaka sax malade duñ ko jënd. fële ci hôpital principal soo ñëwee dañ la koy defal doo ko fay. waaw ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. waaw soxna si naan def. ñu ngi sant bu baax. ok la maa ngi relais wala. waaw ñu ngi lay déglu. en fait fii benn mbóot bu ma ko auditeur si defal la. ñu koy wax Cuuna Mbóot. Cuuna Mbóot. waaw di wootee Parcelles Assainies unité 5. ñu ngi lay teewlu. ñu ngi rafetlu seen émission bu baax a baax am na solo trop. jërëjëf. daanaka moom boo xoolee du ma koy faral li ma koy tardé quoi. en fait man dama bëggoon laaj rek sax. parce que yenn saa yi may sentir ni des fois su ma suñu nii pour ma noyyi nii damay sentir su ma noyyi nii day xaw ma ne luy fat des fois day koy xaw a forcé. waaw loolu daal laa bëggoon ngeen leeral ma ci quoi. bàyyi la ak professeur xëy na am na leneen lu mu lay laaj. da nga ni da ngay fatt est-ce que fatt boobu noonu soo toogee ngay fatt wala sooy dox ngay fatt wala soo tëddee ngay fatt. non des fois su ma nekkee ci activité nii quoi. su ma demee ba pare. ba sangu. souvent ci laay fatt di ko sentir quoi. d'accord waaw su dee loolu moom vraiment coono lay gën a nduróol. kay fatt nduróowul ak ay fatt feebaru xol. ndax suñu xoolee feebaru xol yi moom li ci ëpp ay sooy moment bi ngay def effort yi bi ngay nekk di yëngu ci la lay limité mi ngi mel ni ngay yéeg escalier avant doon nga mën a yéeg ñaari étage léegi soo yéegee benn étage rek da ngay fatt loolu vraiment la ñuy wax feebaru xol waaw mais terewul xam naa li gën mooy nga ñëw consultation hôpital ak bu la gën a jege donc nga dem fa nit yi xool la bu baax. du tout le temps nag quoi très souvent nii laa koy sentir nag quoi. comme ni ma ko su ma jot rek naa fa jaar. waaw incha allah waaw da ngay xool rek structure yi rek bu la jege. donc nga dem fa ñu xool la. ok jërëjëf Faye. ok rafetlu seen émission bu baax a baax a baax. amiin jërëjëf ci laaj bi defe naa tontu nga ko une bonne fois 33 825 18 30 bu fekkente ne am na beneen auditeur bu bëgg a wax ci thème bi ñu ngi doon waxtaanee ci wàllu garab yi ci est-ce que seer na wala yomb na est-ce que bëri na maanaam disponible na ci ñi nga xam ne ñoom la feebar bi dal ak ñaata diir lañ koy jël loolu yëpp. waaw donc xam nga traitement bi maa ngi koy expliquer am na traitement en aigu mooy bi nga xam ne dafa bouché lañ ko war a débouché après am na traitement bi nga xam ne day tax ba dootul la dalati encore mooy traitement de fond bi traitement en aigu bi wax naa ko su nekkee ni injection bi moom am na fi
dañuy wax dëgg yenn saa yi de temps en temps mu xaw fi manqué. mais bariwul. waaw bariwul maintenant nag su nekkee bi nga xam ni dañuy dem boobu nga xam ne moo gën a efficace dañuy dem ba ci xol bi ba ci sidditu xol bi déboucher ko utiliser ay matériel loolu la ñuy wax angioplastie coronaire loolu loolu la ñuy def loolu moom dafa cher matériel bi rek matériel bi nga xam ne rek moom ngay utiliser nga xam ne matériel à usage unique la patient bu nekk moom ngay utiliser matériel bi rek mi ngi jaar maa ngi ko wax ci wolof ci français la mi ngi jaar 850 000 rien que matériel bi sans compter le reste. te matériel bi maanaam malade bee ko war a jënd. mais soo ñëwee en aigu dañ lay faj. après soo paree nga jënd ko. ok waaw mais vraiment ku fa ñëw dañ lay faj. waaw bu fekkente ne am na beneen auditeur bu nekk ci 33 825 18 30 ñu jël ko balaa ñuy bàyyi waa service commercial jàllale seen publicité asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw noo tudd wala fooy wootee. Birane Ndour Kaolack département Kaolack. Birane Ndour. Lo Birane Lo waa kay Lo ñu ngi lay déglu. loolu Kër Madiabel daanaka sama ñëw la carrément. sama problème daal mooy sama dënn xol bi dafa tëf. allo. waaw ñu ngi lay déglu. tëf daal mi naan xam nan lañ ko daal mais naan gannaaw yàlla ko gën a wàññi daal mooy laaj bu ñëw daal laa daan jëfandikoo. mu wàññeeku lool. laaj bi nga jëfandikoo mu wàññeeku. waaw mais jot nga dem kër docteur pour xam lan moo tax muy tëf-tëfi. waaw moom da doon wax laaj daal moo ko wàññi wax dëgg yàlla. laaj bee ko wàññi mais tëf-tëfi rek la àndul ak leneen àndul ak yenn saa gaaw a sonn. déedéet. àndul ak tamit dënn buy metti. déedéet defu dara. d'accord waaw su nekkee tëf-tëfi rek tamit jaar na dem hôpital parce que tëf-tëfi loolu la ñuy wax palpitation. te palpitation am na yenn façon palpitation yoo xam ni soo ko teelulee faj mën na sax indil li ñu naan AVC nga jékki-jékki rek ab cër yu bañ. donc loolu bu ko néewloo mën na tamit indi suñ ko fajulee tamit yenn façon palpitation yi mën na su yàggee ci yow mu indil la genre insuffisance cardiaque xol mu indil la ay fatt ay yu demee noonu donc loolu bul yem ci laaj bi rek laaj bi baax na waaye demal xool li ko waral et puis tamit nit yi mën la jox faj yoo xam ni dootu la dalati daal waaw. jërëjëf sëñ bi Lo. jërëjëf ñu bàyyi waa service commercial jàllale seen page publicitaire dellu si waat ak auditeurs yi ak laaj yi. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Val d'Afrique ñu dellu si ci suñu émission Allo Docteur ànd ci ak professeur Mohamed Cherif Mboup di cardiologue ak suñu thème di crise cardiaque 33 825 18 30 ngir ñu bëgg a participer ci émission bi professeur Mboup est-ce que mën nañu jëlee ay loraange ci wàllu crise cardiaque maanaam conséquence boo xam ne mën nañ ko jëlee ci paj moo xam ne àggul wala traitement boo xam ne defuñu ko nañ ko war a defee. conséquence bi ci njëpp mooy nga faatu parce que soo xoolee ñu góorgóorlu baax ci ba développer faj yi ay ci parce que dañu seetlu woon au début bi ñuy soog a ay fukki at ak juróom ci ginnaaw ñuy soog a commencé dugg ci cardiologie. malade yu bari dañ daan def crise cardiaque suñ ñëwee duñ leen defal benn traitement pour déboucher. malade dañ ko daan hospitalisé et puis ba si yàgg dañuy romb rek jékki-jékki rek gis ko mu décédé brutalement fekk ne yow alors que ni boobu dënn bi métteetul yëpp sedd na donc bi ci njëkk conséquence bi njëkk mooy suñu la teelulee faj mooy nga da ngay mën nga defaat arrêt cardiaque alors que yaa ngi ci biir hôpital bi wala alors que ñibbi nga sa kër loolu moo ci ëpp donc décédé beneen bi ci topp mooy suñ la fajulee mën nga am liñ naan insuffisance cardiaque parce que nee naa la xol bi muscle bi su sidit bi bouché rek muscle bi dafay commencer dee donc partie boobu nga xam ne sidit bi moo koy yóbbu direct su deewee totalement partie boobu liggéey bu mu doon liggéey dootu ko mënati liggéey donc après loolu day tax xol bi dans sa globalité liggéey pompe bi mu doon def dootu ko mënati defati donc su pompeetul deret bi dem deret bi dafay des ci dënn bi di la indil gaaw a sonn boobu tamit
day tax dootoo mënati def dara soo doon liggéey dootoo mënati liggéey dara dootoo ko mën a defati et loolu tamit te gaaw a sonn boobu tamit dafay exposé que nga gën a gaaw a nga faatu ci semaine wala ci weer wala ci at yi gaaw. dafay wàññi. est-ce que au niveau hospitalier am ngeen ay statistiques yoo xam ne ñu ngi joxe ay informations ci taux de létalité bi ci ñiy faatu ci par rapport ak ñi nga xam ne diagnostiqué nañ leen crise cardiaque. waaw soo daal jox ñaari chiffres en 2006 c'était soo jëlee c'était à peu près 15% de mortalité c'est-à-dire que malade yi nga xam ne dañ leen doon hospitalisé donc soo ci jëlee 100 fukk ak juróom yi dañuy décédé soo xoolee actuellement en 2020 chiffre yi ñu mujjee am c'était 2%. C'était 2%. kon progrès am na. waaw progrès bu rëy. vraiment fu mu toll nii malade yi nga xam ne dañ leen di hospitaliser à moins ñeenti fan la ñuy def ci hôpital bi te même ki nga xam ne am na juróom fukki at ak non juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar 87 ans boo ko fàtte mu ñeenti fan la def ci hôpital bi. mi ngi doxi soxlaam tey. incha allah waaw mënuñu wax ci feebar yi li koy indi ak nañu koy fajee te duñu wax ci wàllu prévention. xëy na prévention bi. waxoon nga ko au début mais day baax nga dellu ci si balaa ñuy ñëwaat ci yeneen feebaru xol yi nga xam ne en dehors de crise cardiaque da ngeen koy gis en consultation tey jii bu ñu bëggee fàggandiku ci en tout cas crise cardiaque lan la ñu war a bàyyi lu ñu war a moytu. waaw feebar yi moom feebaru dundin la ci ni ngay dundee moo la koy indil donc prévention mooy jéem a dund bu sell mu ne wax loolu jéem a dund bi nga xam ne donc yenn yi da nga koy moytu bi ci njëkk gën a yomb mooy cigarette moom ak bu mu mënti nekk duñ ne la non du ma ne la chicha la non du ma tox non cigare la non pon la non boo mënti jël baaxul te tamit dëkk sax ak kuy tox tamit daf lay indil feebaru sidditu xol donc waroo dëkk kuy tox waroo di tox boobu vraiment yomb na. bi ci topp mooy li ngay lekk bu neex trop baaxul lekk bu saf suukar trop baaxul lekk bu saf xorom trop baaxul lekk bu bëri dëwlin trop baaxul te lekk bi dañ ko war a diversifier moo ko fàtte mukk am naa benn malade boo xam ni ci suñu thèse en 2006 la bokkoon sama xarit bu mag la danaa daf ma bi ñu ko hospitalisé dafa doon ne heure bu wàccee liggéey ba wàcc guddi gi mooy c'était simple mooy dibi ak njarum soow mu ne ma mais maa ngi doon rey sama bopp. te looloo am donc lekk bu bëri ay yàpp notamment yàpp xar bëri ay graisse bëri ay nen bëri lépp lu gras bëri dëwlin loolu yëpp dafay exposé indi la feebaru sidditu xol mais également suukar bu bari parce que suukar bu bari consommation bu bari bokk na li mën a indi diabète et diabète dafay indi tamit feebar yooyu noonu suñ naan xorom parce que lekk consommation xorom bu bari dafay indi tension te tension wax naa ko dafay indi tamit feebaru sidditu xol yi beneen bi ci topp mooy activité physique wax naa ko nee naa ñàkk def activité physique dafay indi donc feebar yooyu donc nit ki ak loo jàpp war nga daal aménager ci sa activité waxtu yoo xam ni di nga mën a def tàngal sa yaram bi mën na nekk donc doxantu tàngal sa yaram bi mën na nekk daw tàngal sa yaram bi mën na nekk di féey tàngal sa yaram mën na nekk am sa vélo sa biir néeg wala sa biir salon donc def 30 minutes waaw fanweeri minutes daal bés bu nekk soo ko mënta def bés bu nekk nga def ko juróomi fan ci semaine bi wala nga def ko ñetti fan ci semaine bi loolu daal soo ko defee ak yi ma njëkk lim vraiment yàlla dina la aar déjà ci feebar yi ma njëkk lim te soo demee ba am feebaru tension wala ba am feebaru suukar wala ba am cholestérol yooyu soo ko amee il faut que nga am ab càmbar il faut que nga am ab suivi ak càmbar ci kër docteur soxlawul obligatoirement nga dem gis cardiologue ndax cardiologue yi bëreeguñu comme niñ ko yaakaare yokk nañ bu baax a baax région yëpp am na cardiologue waaye nit yëpp mënuñu dem gis cardiologue yi mais nga dem gis ab docteur ndax docteur yëpp mën nañu faj ay tension ki diabète donc il faut que nga am càmbar bu régulier dama koy faral di wax surtout suukar soo dama naan maladie suukar bi soo ko toppatoowul moom dina la toppatoo donc soo ko toppatoowee wàccee tension bi wàccee cholestérol bi
yàlla jàpp ci vraiment loolu lépp dina tax feebar yi dina la bañ a dal wala dina la yéex a dal. waaw bu ñuy wax journée mondiale du cœur professeur Cherif Mboup bokk na ci du ñu wax crise cardiaque kese mais bépp feebar boo xam ne day tourner autour du cœur à part crise cardiaque tey jii lan la ngeen jàpp ne war ngeen ci sensibiliser askan wi ndax mu ngi nekk di leen lor ci feebaru xol yi. biñ ci gën a mën a wax te vraiment ñëpp ragal ko. mooy AVC mooy nga jékki-jékki rek am cër yu bañ. AVC donc li koy indi li ci ëpp ay feebaru xol la mooy tension mooy ay feebaru xol te AVC ñëpp xam nañ ko su sa cër bañee suñ la fajulee tamit rapidement daanaka ay la faj ngay nekk te boole ci tamit AVC bokk na ci lépp li muy rey càmbar nañ ko gis nañ ni même ñi nga xam ne sax décédé wuñu ci hospitalisation bi suñu génnee suñu leen xoolee ci juróomi at yi topp benn malade ñaari malade boo jël kenn ki gaañu na 50% de mortalité au bout de quelques années en moins de 5 ans donc loolu yëpp dafay wan ni feebar boo xam ni la vraiment am na impact bu rëy ci population bi sans compter ni soo mënatulee yëngatu il faut que am kenn koo xam ni peut-être dafay bàyyi liggéeyam wala ñu dem uti benn infirmier di ko fay pour mu ñëw toog yow di la toppatoo loolu yëpp tamit dafa am impact économique et impact social donc AVC tamit li koy indi mooy li ma limi rek yooyu ñooy indi tamit ay AVC lu ci ëpp te loolu tamit vraiment maa ngi ciy ñaax nit yi tamit ñu jëm ko moytu. dañuy wax auditeurs yi rek ne ubbiwaat nañu antenne bi ci 33 825 18 30 professeur li ñuy faral di dégg ay damay apat wala su may yéeg escalier damay gaaw a sonn su ma yëkkatee lu diis aussi damay sonn sama fit di tëf-tëfi loolu est-ce que tamit bokk na ci ay mandarga yoo xam ne mën na yóbbee nit ñi xalaat feebaru xol ñu jël auditeur bi ba pare asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di la ziar merci beaucoup. ñu ngi lay fay bu baax. waaw kay Rosalie. di leen encouragé toujours ci seen émission bi dima ko rappelé si bari ba di ko seetaan. jërëjëf soxna Khady. mais tey jii. maa ngi téléphoné Dakar aussi. mais tey jii li ma dégg nii dama sentir man daf ma concerné. ndax douleur yi ma dégg nii ngeen wax ko tey à la poitrine ci biir sa dënn di metti man daf may arrivé. des fois pas très fréquemment nag mën na bu ma arrivé mën naa toog lu mat ay mois mais damay tëdd guddi di nelaw ba yàgg rek douleur boobu yee ma jóg tëdd ma yeewu xool di koy sentir muy yokk di yokk ba gën a metti après mu wàññeekuwaat ba gën a dal mais bu ma ko calculer daal à peu près dina jël ay 20 minutes entre 15-20 ba 30 minutes léegi nag. te daf may arrivé de temps en temps. mais li ma ci dina xaw a jaaxal surtout li ma dégg professeur mu ne ku mu arrivé da nga war a daw ci saa si hôpital mais man dama ni durée boobu muy metti balaa may egg hôpital dina arrêté léegi nag est-ce que loolu naka laa ci war a def est-ce que mën naa mu arrivé ma ba dañ ba pare le lendemain ma xëy dem hôpital laajte wala naka laa war a def daal. parce que man dama sentir ni daf ma concerné loolu. douleur à la poitrine boobu ñuy wax. jërëjëf. professeur dina ci indi tontu ak orientation ñu seet keneen ci 33 825 18 30 waaw sottiwul professeur ma bàyyi la nga woote soxna si nga tontu soxna si woote léegi dégg nga ay craintam li muy jàmbat te di ko dund depuis longtemps ñu jël beneen auditeur ba pare asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar soxna si. waaw maa ngi leen di ziar lu bari. di rafetlu émission bi. maa ngi wootee fii Dakar. ok. ma amoon ñaari question yu ma bëgg a laaj docteur. man dama am sama frère bu décédé matagul 20 jours. dafa tëdd guddi rek di nelaw yeewuwul ñu yeewu fekk ko noonu mu tëdd di nelaw noonu la décédé. xawoon na am na tuuti problème cœur may laaj docteur loolu ndax arrêt cardiaque la. mu demee nii peut-être ko mu def dara dafa tëdd correctement normalement mel na kuy nelaw noonu la décédé. ensuite man nii di sëram aussi des fois ma sentir tuuti picotement rek sama côté xol bi tuuti ay picotement mais du yàgg te du may laaj docteur loolu lan la ak nu ma war a def daal. di rafetlu émission bi di leen remercier bu baax a baax te di leen ñaanal.
jërëjëf ci laaj yi docteur dégg nga ñaari laaj yi ci suñu premier auditeur bi doon laajte mooy li muy yëg nee na elle se sent concernée ci symptômes yi nga xam ne waxe nga ko mooy douleur bi ci poitrine bi mën na ko jël parfois 5 minutes à 30 minutes mais est-ce que mën na xaar du ko dalee xaar ba yeewu door a dem hôpital asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar. yàlla na ko ziar. man la Maguette Gueye. waa kay Gueye. maa ngi woote Escale Urbam. ñu ngi lay nuyu. docteur Mboup maa ngi lay nuyu di la ziar. man dafa am lu may laajte. man xam nga asthmatique laa. mais yenn saa yi bu ma defee sama pompe bi. damay mel damay yëg même sama noyyi bi dafa arrêté dafay sama dënn bi day métti xol bi day métti ba dootuma mën a noyyi bu baax. léegi may laajte loolu lan moo koy indi parce que ñëw naa hospitalisé naa ko ma écho-cœur moom ko defal sax. mais dañ ne affaire bi sa normal. mais daf may sonal goo xam ne lu jéggi dayo yenn saa yi dama jéggi sama as bu ma defee pompe ba fatt sama nooy ba nooyiwaat affaire dafay mel ni dañ jékki-jékki téye sama nooyi bi dootuma mën na nooyi bu baax. wala ma jékki-jékki mel ni ku fatt mel ni sama wet gi nii jàpp sama suufu ween gi noonu day jékki-jékki métti dootuma jam mel ni luñ la jam paaka noonu xaw ma may laajte loolu lan moo ko waral. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. jërëjëf Guèye. donc professeur mën nga leen a tontu ñu dooree ki nga xam ne douleur yi daf koy yëg bu tëddee guddi surtout. kooku moom vraiment su la dalee dama koy wax rek baamtuwaat ko su la dalee guddi ji soo mënee dem consulter ñu xool la parce que du toujours day nekk crise cardiaque. waaye su nekkee crise cardiaque nga xaar ba suba dina fekk mu xaw a yéex. dina fekk sidit yi nga xam ne mënoon nañ leen a sauver dootoon leen mënati sauver ti après loolu nag da lay exposé ci ay complications yu bari donc dënn buy métti daal dënn buy métti égal hôpital waaw surtout soo nekkee mag. waaw beneen auditrice bi moom nee na frère am dafa décédé il y a de cela 20 jours ñu koy massawu di ko jaale nee na dafa tëdd ci guddeem rek. yeewul nee na xawoon na am tuuti problème mu cœur mu bëggoon xam nag loolu lan mooy faral di ko indi. waaw loolu la ñuy wax ci tubaab mort subite mooy koo xam dafa jékki-jékki rek décédé brutalement soo gisee fukki nit yu mu dal juróom-ñett yi crise cardiaque infarctus moo ko indi juróom-ñett yi wax naa ko crise infarctus moo ko indi parfois tamit mën na nekk tamit nga def infarctus ba pare après ay fan yu ci topp mu dalaat la mais comme ni ma ko waxee. loolu moom infarctus moo koy indi ci li ëpp am na yeneen nag. am na yeneen comme sportif yi du infarctus mais am na yeneen mais li ci ëpp infarctus la. ci genre cas yi ci ki nga xam ne dafa tëdd di nelaw bu ko crise cardiaque bi arrivé est-ce que mën na ko dal dans son sommeil mu inconscient bañ a xam ne dal na ko ba mën a yeewu woote wàllu wala. li nga ko waxee noonu la. ni nga ko waxee vraiment noonu la nit ki ci nelawam ci nelawam noonu la koy dalee mu jaaree foofu parfois tam nit ki dafay dox du sax nelawam nit ki dafay dox ci mbedd bi nii dox ba si yàgg rek jékki-jékki rek daanu fekk tamit sidit bee bouché xol bi jaxasoo mu def arrêt cardiaque tamit. waaw moom mu ngi laajte nde moom aussi souvent day jàmbat ay picotement surtout ci wet gi waaye du durer daal. waaw picotement yi muy jàmbat moom c'est vrai que bari nañ xale yi ak ñu ñëw di ñu jàmbat comme ni mu wax du toujours. du lu ci ëpp sax du nekk ay feebaru. xol feebaru siditu xol waaye moom bokkul ak ñeneen ñi moom na xam ni parce que moom dafa am frère am bi nga xam ni def na mort bi décédé na brutalement moom moo ñeneen ñi bokkuñu moom su amee ay picotement sax na ñëw. dem gis kër docteur dem gis surtout ab cardiologue moom par contre moom sax na di cardiologue la war a gis mu xool ko xoolaat ko càmbar ko bu baax xool ndax am na tamit comme li dal frère bi ndax tamit ñoo ko xaw a ñoo bokk ou bien amu ko est-ce que picotement yi tamit am na leneen lu muy nëbb mais moom il faut mu dem consultation c'est très important. bañ ko sàggane. non bu mu ko sàgganee du waaw soxna Maguette Gueye moom nee na dafa asthmatique souvent dafay jël pompe mais li mu constaté mooy bu jëlee pompe bi rek ba bloqué respiration bi war a nooyuwaat nee na dafay am douleur maanaam métit bu mu yëg ci poitrine bi nee na
souvent du arriver à respirer dafay metti def na écho cœur mu négatif ak yooyu yëpp mais nee na dafay metti ba sonal ko lool ba jaaxal ko. waaw non habituellement vraiment feebaru sidditu xol yi du ay pompe moo koy indi. vraiment du ay pompe moo koy indi soit dafay xol bi siddit dafay boucher totalement boobu da ngay toog mu métti ou bien siddit bi du boucher totalement da ngay dox muy métti ñaari façon yooyu noonu moo ëpp. après ensuite soo xoolee moom li ma koy mën a digal mooy peut-être mu delluwaat ci pneumologue bi mu xool est-ce que pompe bi muy utiliser pour asthme bi pompe boobu doy na ba léegi est-ce que pompe boobu mooy bi gën encore ci moom pour ñu jéem a xoolaat traitement bi peut-être modifier waat ko pour mën ko améliorer waaye loolu jotewul dara ak li ñuy waxtaanee tey. ñu dellu si waat ci li ñu doon waxtaanee mooy yeneen feebaru xol yi doon nga wax ne AVC bu dalee ñaari nit. ñu hospitalisé bu ñu génnee au bout d'un certain temps kenn ki dafay ñàkk bakkanam ndax feebar bu graaw la donc ñàkkul mu am aussi yeneen feebaru xol yoo xam ne tey jii mu ngi lëmbee askan bi à part crise cardiaque AVC yan noo leen di gën a sonal yéen cardiologue yi ba souvent sax muy laajte expertise bu kawe lool. waaw leneen li ñuy gën a sonal mooy wax naa ko mooy li ñu naan insuffisance cardiaque ndax insuffisance cardiaque problème bi mooy daanaka du wér li ci ëpp. et daanaka tamit mooy xol bi dootul mënati def liggéeyam dootul mën a pomper deret bi des ci yaram bi tànk yi di neewi biir bi di neewi dënn bi di fees ngay fatt loolu tamit li ci ëpp li koy indi tamit mooy ay crise cardiaque yoo xam ni traité wuñ ko correctement mooy indi loolu tamit bokk na ci li nga xam ni tamit ñi ngi ciy sensibiliser ñaax population bi parce que tamit lu bari la mais également li nga xam ne dafay am impact dafay après indi ay jafe-jafe ci sa dundin ci sa liggéey et puis tamit bokk na dafay indi tamit li muy faat dafa bari trop loolu tamit vraiment ñu ngi ciy ñaax nit yi beneen bi may terminer rek mooy fii ci Sénégal tamit mooy li ñu naan ay valvulopathie valve yi loolu mooy bunt yi nga xam ne ñoo nekk ci biir xol bi ndax xol bi ay néeg la diggante néeg yi dafa am ay buntu yooyu noonu dañu war a ubbeeku bàyyi deret bi jàll tëju deret bi bañ a dellu si waat ndax deret bi benn yoon rek lay circuler malheureusement soo amee nekk xale am ay angine wala parfois sax nga bañ ko am feebar yooyu mën na la dal te feebar yooyu dafa bëri ci réew mi et loolu te feebar yooyu noonu li ko mën a faj li ci ëpp mooy opération laaj ay millions yu bëri wala parfois tamit ñun dañ koy faj diñ naan moo tax nee naa du coronarographie rek la ñuy def am na yenn façon yoo xam ne mën nañ dem mu am fatt ñu ubbi ko te duñ la opérer mais loolu bari na li muy faat doomu aadama te li ci gën a métti mooy xale lay dal et loolu pour rek su nekkee mën naa nettali rek benn histoire am naa fu mu toll nii dañ am benn traitement bu ñuy waajal benn ci maladie benn xale bu jigéen la bu am ñaar fukki at bu ëmb nekk ci 4e 5e mois bi et day hésiter est-ce que dafa nekk di hésiter est-ce que grossesse mën na continuer tellement feebar xol bi dafa sévère et ci loolu lañ nekk di kii mais moom dafa bëgg a continuer donc ëmb bi et donc fu mu toll nii dañ koy programmer pour mën a dem ubbi valve bi ba deret bi mën a circuler ba mu mën a continuer grossesse bi mën a accoucher et donc c'est une grossesse à risque pour moom pour doomam yi et tout ça là ci ay feebaru xol la. ñu ñëw ci yenn fajkat yi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllu xol Sénégal parce que xam nañ ne OMS dafa joxe ay ratio dëkk bu nekk ci limu askan wa fa nekk nombre d'habitants dafay recommander un certain nombre de spécialistes tey jii est-ce que mën nañu wax ne Sénégal am na cardiologue yu doy est-ce que buñ ko dee méngalee ak dëkk yu ñu wër ci sous-région bi progrès la wala dafa dellu ginnaaw aussi. non soo koy méngalee ak sous-région bi dañ naan amuñu fi moroom. waaw mën nañ ko wax mën nañu vraiment bomber la poitrine vraiment wax lu ñu parce que fii am nañu école de cardiologie am nañu vraiment ay ñoo xam ne ñoo ñu jàngal ñun te loolu yàgg na daanaka Afrique bi. dëkk yu bëri cardiologue yi fa nekk di liggéey Sénégal fii lañ leen jàngalee et donc cardiologue yi moom duñ ñu doy na des na lu bari waaye soo xoolee fu mu toll nii région boo mënti dem ci Sénégal Ndiaye am na cardiologue région boo mënti dem ci Sénégal am na cardiologue am na région yoo xam ne dañ fa fekk ay ñeent ay juróomi soo demee Thiès daanaka am na ay juróomi cardiologue ëpp na ko sax soo demee Saint-Louis tamit noonu donc vraiment doyagul waaye donc ñi ngi ciy góorgóorlu. ñi ngi yokk li ñuy former tamit
et gëm naa ni tamit ci at yi di néew du ñàkk ni tamit dina gën a yokku. kon nag professeur Mboup comme nuñ koy defee journée mondiale du cœur bu nekk cardiologue bu fi jaar dañu lay laajte sa histoire de cœur ak cardiologie lan moo motiver sa spécialisation ci wàllu cardiologie est-ce que c'est une histoire bien spéciale wala coïncidence la naka la demee nan nga def ba dugg ci wàllu cardiologie. Ça c'est une question piège. Bon suñu xoolee cardiologie c'est un hasard. Vraiment c'est un pur hasard. En réalité chirurgie cardiaque laa bëggoon def bi ma jàllee internat et donc soo ñëwee dañ naan la demal def benn semestre nga jàng d'abord cardiologie balaa ngay ñëw di opérer cœur yi. Et bi ma demee foofu neex ma trop. Après ma toog noonu la vraiment noonu la demee. ni mu gàttee noonu la demee. non vraiment noonu la demee après leneen li ñu ci mën a dolli rek mooy tamit ñu nekk ci biir am leneen lu ñu marqué. leneen lu ñu marqué wax naa ko un peu ci yoon bi mooy crise cardiaque yi bi ñu commencé rek dem tuuti ni ñu daan gisee nit koo xam ni crise cardiaque daf koy dal duñ ko faj bi war au début ndax faj yooyu amu fi woon ah. et ñu gis ni ñu ci bari da nga leen di romb léegi waxtaan ak ñoom jël seen tension lépp normal ñu waxtaan ak yow nga avancé tout dem fële infirmière woon ne la def na arrêt cardiaque nga réanimé ba sonn ñu décédé. Et vraiment loolu bu ñu ko gisee ay 2004 ay 2005 loolu vraiment métti ñu trop ñu def ci sunu thèse métti ñu trop que ni Sénégal amul yenn yi et puis ñu continuer. Dem tugal def fa 2 ans jàng ñu fii Sénégal xeex ñafe ba nga xam ni léegi muy hôpital principal muy yeneen hôpitaux yi vraiment am nañ ay plateau technique yi nga xam ni dinañ mën a permettre et vraiment malade bu def crise cardiaque et surtout hôpital principal bi ma nekk depuis 2 ans depuis octobre 2019 malade bu mënti def crise cardiaque à n'importe quelle heure soo fa ñëwee am na équipe boo xam ni dinañ la recevoir déboucher sa xol doo génnee duñ la laaj dara te dinañ ko def. C'est vrai que ay progrès am nañu parce que ñi ciy doon ñàkk seen bakkan ñu ngi wàññeeku mais tey jii lan mooy manquement yi am ci wàllu exercice profession bi pour que paj mi gën a jàppandal gën a accessible à ñëpp aussi. waaw paj li ñuy gën a ñaan benn mooy suñu mënee nekk mooy ñu jàppale ñu ci produit yooyu noonu ñuy wax produit yooyu noonu ñuy wax yi maanaam la maa ngi lay wax nii kit bi pour def traitement en aigu bi ça coûte mi ngi jar 850 000 loolu du malade yëpp a koy mën a fay. Parfois dinañ faj nit ba pare ñu ne ko lii de nga war a fay mu ne sëñ bi aw ma ko te loolu noonu su bëree système bi du ko mën a atteindre donc loolu il faut que malade di ci jàpp mais également il faut que sunu ñi jiite suñ ci mënee jàpp. Def ko comme ni ñu defee ay jali genre subventionné ko ba nga xam ni dina gën a bëri et de ce fait nit yi vraiment dinañu mën a am accès leneen li mooy formation et boobu loolu moom sunu rôle la tamit mooy yokku cardiologue yi mais également yokku plateau technique yi ci yeneen régions yi ñi ngi kontaan ndax li ma la nekk di wax appareil boobu mooy appareil coronarographie gis nañ ni am na Touba et vraiment muy lu njëkk hors de Dakar et loolu ñu ngi ciy kontaan. gis nañu ne médecine dafa nekk en perpétuelle mutation maanaam day évoluer tout le temps scientifique yi tout le temps dañuy innover bu ñu xoolee li am ci dëkku tubaab yi tey jii cardiologue yi nekk Sénégal lan mooy seen perspective en termes d'innovation pour s'adapter aux réalités gis nañ ak nouvelle technologie ak télémédecine ak yooyu yëpp surtout au niveau de association des cardiologues du Sénégal lan mooy seen perspective pour les années à venir. waaw les perspectives mooy que ni cardiologie léegi dafa rëy ba nga xam ni dañ ko mujjee dafa am ay li ñu naan ay surspécialité ci biir am ñiy jàpp fii ñiy jàpp fële et même biir société sénégalaise de cardiologie dañuy développer ay groupe pour que ñi nga xam ne ñoo bokk li ñuy faj ñoo bokk surspécialité ñuy dajaloo di waxtaan donc di améliorer wu et non sunu perspective surtout mooy développer groupe yooyu noonu
développer également sur spécialité yooyu noonu mën naa ko lim am na li ñu naan ay rythmologie ay cardiologie interventionnelle ay cardiopédiatrie mooy ñi feebaru xale yi et loolu yëpp ñi ngi ci góorgóorlu perspective mooy surtout développer loolu noonu pour que ba nga xam ni nit yi cardiologue bi nga xam ni si fi nga nekk sur spécialité bépp faj bi nga xam ne mi ngi am ci àdduna bi nga def le tout ba indi ko fii ci Sénégal te loolu mën na nekk certes faj dafa laaj xaalis waaye soo ci góorgóorloo lu bëri mën na nekk lu bëri mën na nekk. kon nag suñu waxtu jeex na professeur Mohamed Cherif Mboup ma bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi ci xëy na message de sensibilisation bu mujj à l'occasion de la journée mondiale du cœur nga xam ne dañ koy fàttali rek suba la comme ni ñu koy defee at mu nekk le 29 septembre. li ñuy tàggatoo rek mooy ñaax population ñu toppatoo seen xol ndax xol mooy moteur. soo amee oto di sàgganee sa moteur sa doo voyager fu sori te voyager bi mooy dund. te yaakaar naa ñun ñëpp dañu bëgg a dund donc téeméeri at et donc soo bëggee dund téeméer li nga war a njëkk a sàmm mooy sa xol sàmm sa xol mooy lan dama koy bamtuwaat rek mooy li ma wax mooy xool ni ngay dundee dund bu sell dund bu sell wàññi donc xorom si wàññi suukar si wàññi donc diwlin bi di lekk ay légumes ñu bañ a di lekk légumes di lekk fruits tamit ci heure booy lekk war na am légume war na am fruit ba pare di tàggat yaram bi wax naa ko mën na nekk ndaw mën na nekk vélo mën na nekk natation mën na nekk vélo mais également di terminer donc puisque thème bi tey crise cardiaque la pour fàttali leen li ma waxat ko mooy dënn buy métti bu métti bu tar bu métti brutalement du loo xam ne dañ koy fanaanoo du loo xam ne dañ koy yendoo du loo xam ne dañuy xaar lenn su la dalee nga dem hôpital wala nga woote ñu jël si la yóbbu la hôpital ndax xamal ni plus ngay koy gën a téye plus ngay am risque arrêt cardiaque wala leneen. ñu lay jaajëfal bu baax a baax professeur Mohamed Cherif Mboup cardiologue nekk ci hôpital principal bu Dakar nekk tamit coronarographiste bokk ci société sénégalaise de cardiologie may jaajëfal suñu technicien Assane Thioune ak auditeurs yi contribuer ñi def témoignage ñu poser question di jéggalu nag ci ñi nga xam ne bëggoon nañ dugg te waxtu wi mayu leen ko dama leen di jox dig daje talaata bi di ñëw ci beneen thème ci seen émission Allo Docteur.